booba yonent mi ngi toog ci martaba laa ilaha illa allah haji soose wallahi tabarakallah kon baa ngi aywa dóoraatal xanaa ñu joxaat njiin rek waaw mu indi lu beneen wéy bu ko defee après ñu ñëw ci borom barrière or bi rek waaw ba jeex na sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am nga ndam bi Sharif Abdou Faxal bu dóor wa nooru bu nooro xaleelu rabbe am nga ndam bi Sharif Abdou Faxal bu dóor wa nooru bu nooro xaleelu rabbe Abdoulaye yo bismillahi ma door way wu jëm ci baay laaj di lay bëggee sama way yow sa tub yonen be am nga ndam bi Sharif Abdou Faxal bu dóor wa nooru bu nooro xaleelu rabbe Abdoulaye yo bismillahi ma door way wu jëm ci baay laaj di lay bëggee sama way yow sa tub yonen be am nga ndam bi Sharif Abdou Faxal bu dóor wa nooru bu nooro xaleelu rabbe mam baay laay jant fenk na leer bi dew dafay soox jant day sunu yónneen yëral kitaabe am nga ndam bi Sharif Abdou Faxal bu doo wa nooru bu nooro xaleelu rabbe mam baay laay jant fenk na leer bi dew dafay soox jant day sunu yónneen yëral kitaabe am nga ndam bi Sharif Abdou Faxal bu dóor wa nooru bu nooro xaleelu rabbe mam baay laay ngir yónneen ba mu woote fa Makka lislaam aji boo dalay may ndawal borom be am nga ndam bi Sharif Abdou Faxal bu dóor wa nooru bu nooro xaleelu rabbe mam baay laay ngir yónneen ba mu woote fa Makka lislaam aji boo dalay may ndawal borom be am nga ndam bi Sharif Abdou Faxal bu dóor wa nooru bu nooro xaleelu rabbe mam baay laay arab ya jóg daje waxtaan la gën farag moom gaaya weddi di reetaan farag safaan be am nga ndam bi Sharif Abdou Faxal bu dóor wa nooru bu nooro xaleelu rabbe mam baay laay arab ya jóg daje waxtaan la gën farag moom gaaya weddi di reetaan farag safaan be am nga ndam bi Sharif Abdou Faxal bu dóor wa nooru bu nooro xaleelu rabbe mam baay laay gaaya woolu waxam gëm ko naani tuube gaaya weddi waxam bañ jawal safaan be am nga ndam bi Sharif Abdou Faxal bu dóor wa nooru bu nooro xaleelu rabbe mam baay laay del si fii ci ajab woote diina lislaam aji boo dayalay may ndawal borom be am nga ndam bi Sharif Abdou Faxal bu dóor wa nooru bu nooro xaleelu rabbe mam baay laay del si fii ci ajab woote diina lislaam aji boo dayalay may ndawal borom be am nga ndam bi Sharif Abdou Faxal bu dóor wa nooru bu nooro xaleelu rabbe mam baay laay boole seen ci ajab bokku ndey di waxtaan gaaya gëm dogala buur ñu naani tuube am nga ndam bi Sharif Abdou Faxal bu dóor wa nooru bu nooro xaleelu rabbe mam baay laay moomu mbër ku ko siiwal Habibu Rahman mam baay laay moomu mbër ku ko siiwal Habibu Rahman mam baay laay moomu mbër ku ko siiwal Habibu Rahman mam baay laay moomu mbër ku ko siiwal Habibu Rahman mam baay laay moomu mbër ku ko siiwal Habibu Rahman mam baay laay moomu mbër ku ko siiwal Habibu Rahman mam baay laay moomu mbër ku ko siiwal Habibu Rahman doomi Seydi Isa siiwalum yonen be am nga ndam bi Sharif Abdou Faxal bu dóor wa nooru bu nooro xaleelu rabbe Abdoulaye Thiaw taxawlu naa sama way dellu way Abdoulaye kooku mooy sama xol siiwalum yonen be am nga ndam bi Sharif Abdou Faxal bu dóor
teewlu naa sama way dellu way Abdoulaye kooku mooy sama xol si walu Yonent bi am nga ndam di Cherif Abdou Faxal bu door wa nooru bu nooru xalilu rabbi Abdoulaye Thiaw nun dañuy mën a gëm say kiraama doo amaat waaju xamul bu la laajul du xam Yonent bi am nga ndam di Cherif Abdou Faxal bu door wa nooru bu nooru xalilu rabbi Abdoulaye Thiaw doon ne woon na ci maamam tabe xol bu yaa rafet ci ko bari xam-xam melaw Yonent bi am nga ndam di Cherif Abdou Faxal bu door wa nooru bu nooru xalilu rabbi Abdoulaye Thiaw dama sant bay maare rek way Cherif 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 dama sant bay maare ngiral way sere sëtu bi Yonent ku ka way raw nga naan ni tuube am nga ndam di Cherif Abdou Faxal bu door wa nooru bu nooru xalilu rabbi bur Yàlla rabbi salli wa sallim alal Mustafa rabbi salli wa sallim alal Mustafa rabbi salli wa sallim alal Mustafa may ñi way sunu Yonent ñu naani tuube am nga ndam di Cherif Abdou Faxal bu door wa nooru bu noore xalilu rabbi tabarakallah neex na xaalixiin neex na maa ngi nuyu yàlla barkeel maa ngi nuyu tamit sëñ Aline Thiaw waay ndeysaan di doomu xalifa bi ñoo doon jàngandoo Égypte boo ko nekk foofu barakallah waaw sëñ Aline Thiaw sama xarit la ndeysaan nit ku baax te yiw ku bëgg diine ñoo nekkoon na Égypte doon jàngandoo wallaay xamul woon lu dul jàng ak dem daal jàkka ja tabarakallah wallaay ndeysaan am na solo ndax yow it ku jara ñaanal nga am nañu jaar Azharu Sharif ñëw di weddi mag ñi mais yow loolu dalul la am nga sànq ci ngoon wax naa la ne am na loo xam ne préparation mag la nit yàllaa koy def yow nan la préparé moo tax ñu baax ñëpp am nga ak ñoom relation kooku sant yàlla la beneen bi mooy ci wàllu xadara laayeen seetlu naa ci yalwaan bëriwu fa ñu solidaire lañ de yalwaan xanaa kañ nga sol lu weex di naan maa ngi ñaan ci barkeel bu ñu vérifié ba vérifié doo fa bokk da ngay dóor rek ah appel bu jotee ay dóorkat rek a fay ne waaye pour nga gis ku gëm bàyyi laay di tàllal loxo c'est très rare comité bu sérieux lañ waaw tabaarakallahu beneen bi mooy xalifa bi lim ci def daanaka kilifa diine yi ñëpp bàyyi Abdoulaye Taw tuddee na leen doom loolu mooy sincère moo taxit dina fi yàgg de parce que yàllaa ko fi bàyyi ñu ngi ñaanit mu gën ko fee bàyyi te këru diine bu musa dem iñaanewul wax lan la sa maam bind da koy wax ba mu leer yëkkati Serigne Touba jox ko cër bu dee Sidi Hadji Malick mu wax ci moom ba mu doy kon nag wax dëgg yàlla boo gëmul maandul kenn mënul muus ba appel bi bu jotee du nu tiim kii ci yoof mënuloo ko day gën di yokk di gën di dem ci kanam ku yaboo noppal ca baatu laa ilaha illallah li ni nga ko firee alaa bi zikrillahi tatma'innul xulub xam nga Alaaji Abdul Aziz ku ñàkk ñaan la daf ne zikrul ilahi lil qulubi quutu in lam ta'ish bihi fa iya tamuutu ahyu xulubukum bi zikrillahi fi kulli waxtin ayaa ibadallahi Alaaji Abdul Aziz daf ne xol zikar moo koy dundal ahyu xulubukum bi zikrillah mais xam nga ñun Sénégal problème bi nu am mooy laa ilaha illallah problème boobu la nu am mooy déggagun ko mën nga gis ku jàng alquran ba jeexal ko ñu lay sant sax wàccee kaamil fekk yaa ngi dil moo tax wàccee kaamil yi man li ma ciy dem bëriwul des fois nga gis koo xam ne day ñëw rek jël kaamilam kenn xamul fu mu jàngee alquran men waaye nee na man daal su ma bëggee dépense damay ñëw rek gars yi naan
li ngeen wax laa leen wax li ngeen wax waxuma ko li ngeen wax laa wax li ma waxul waxuma ko ngeen moom noonu lay def bu paree jox ko 2500 mu dem joxe dépense ma ne ko li nga wax di kenn mënu ci dara comme li ñuy wax nga wax nun waxul waxul ko xaw ma noonu la yàlla di attee xam nga loolu dóor marto bu rëy la marto bu rëy yooyu moo fi am des fois nga gis kilifa yu ñëw seen xaftaan yu rëy yi toog ñu tàmbale kaamil bi taf 2 minutes ñu la soxna si kaay ñu ngi jàng xatmu bi waaye yow kaamil mun nga koo wàccee ci 30 minutes yooyu dafay am wala nga gis ñu woo nit ñi ñu jox la xaas ba pare nga génn ne borom kër gi de 30 000 la ma jox fekk 200 000 lan la jox dafa am benn waaye bu ko mos a def ñàkk baatu laa ilaha illallah bu duggul ci sa xol da ngay dundee diine te danger la dëgg la de gis nga dundee diine danaa la wax ne Firawna sax yaa ko gën a bon dëgg la de naa la ci jox dalil de dafa am benn waaye bu ko mus a def woo ay xale rek xam naa bëggal fay location rek woo ñetti xale nan leen dem wàccee kaamil xale yu mën alxuraan ñu jox ko 250 000 mu dóor ci poosam jox xale yi kenn ku nekk 2500 ne leen na boroom kër gi taay dafa xaw a baax daal jamono neexul waaw dafa neexul daal xale yi nag ndeysaan comme nitu daara lan yu baax ñuy lem basangi boroom kër gi ñëw ne leen baal leen ma de man de damaa banque sax moo tax ma jox leen 250 000 xale yi ne laa ilaha illa benn pa kii ne dama koy wax benn xale bi na ko jaru wax ko mu ni jiite man bàyyi ba dem jumaa ja ñu dem jumaa ja rek mu bëgg a kàbbar allah dóor takbiratul ihram rek xale bi na ko subhanallah rek mu ne ko yow xanaa balaa nga naan subhanallah mu dugg ci julli ji mu ne ko juumoo ci julli ji ca séddale xaalis ba nga juum waaw juum ca séddale xaalis bëgg na fi taxaw fi naan allah akbar moo tax gis nga baatu laa ilaha illallah soo ko déggul doo dem dëgg kenn ko mën a jàngale muy borom barrière or ba Seydina Muhammad xam nga Seydina ñi wax ne li ñu dese bëriwul kon wax ne 10 minutes moo ñu dese tot mais loo ma mën a indil ci Seydina Muhammad jox ma quelques bayt rek yaay xool man turtaja fi maqaamil hawli nusratahu da nga ne man ana kan turtaja moom la ni yaakaar fi maqaamil hawli bu nu demee ba tiit nusratahu ku ñuy dimbali lool ngay laaj wa man bi tuksaful amaa wal ilalu su nu demee ba nekk ci njàqare nekk ci tiit ana kan moo ñuy xettali muhammadun ibnu abdullahi maljawna ma ne ku yëkkati sa loxo ku dul muhammadu ibnu abdullahi da nga ko wàccee maljawna koo koy sunu wéeruwaay yawma tanaadi iza ma amana alhawalu su nu demee ba yawmal xiyaam ba nit ñi tiit ba nu lem asamaan lem suuf yasalunaka an jibaali fa xul yansifuha rabbi nasfan fa yazaru aqaan safsafa la tara fiha iwajan wala amtan yawma idin yattabi'una daa'iya laa iwaja lahu wa xashaati al aswaatu li rahman fala tasma'u ila amza kenn yabul yàlla alfatixul xaatimul maymuun kooku mooy alfatixu yonent bi ubbi alxaatimu moo kaste mooy borom xéewal yi moom la yàlla laabal baxrul xataayi wa kansu nafu samilu baxrul xataayi mooy géejug may ak lan wa samilu moo matale ku sopp Seydina Muhammad ne defi ñu màggal ko allahu akbar yàlla màgg na de jaa nasru ñëw dikke lanu ndimbal muy Seydina kasafat anal muumu wal waxalu yàlla wuññil nañu sunu problème xam nga lan moo tax ba nu amee bàyyi Fatimatu bint Roqaya ak Umu Kalsoom borom gàmmu gii le grand gàmmu di Seydina Muhammad yow Seydina Muhammad yaa nabiyal huda yaa nabiyal huda yow mi nga xam ne yaay yonent njub maani ka tutla ñu ngi essayé de di wax jukko Seydina Muhammad waaye duñ ko mën de hajazat an tanaalahu afhaamu waaw tabaarakallaahu yàlla na yàlla fay la gis nga dañ koy way jàpp na bee gën ala kullu fanen fadlala fadlo dafa
dafa mel ni kon grand gàmmu sax tëj na boppam. waaw tëj na boppam xaw ma sax loo ko wéyloo ah. kon de bàyyi njiin rubrique bi lan doon ubbee. wallaay ndeysaan par tey mooy sunu dernière grand gàmmu. waaw nga jëlaat du waaye jàpp na bee gën. ala kulli fadlin. fadlulaahu fadluhu kon jàpp na ne yonent bi nangul nanu jataay bi. wallaay dëgg la kon bàyyi njiin xam naa balaa ñi lay jox rek nga am ñoo sant gërëm leen yooyu doo yëkkati benn zikkar rek ci 2 minutes am na zikkar boo xam neexoon na ma lool te dañ ko daan zikkar bi ñu nekkee keer bu ñu masaan am gàmmu ba invité leen tabarakallah la ilaha illallah 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 mam la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah تقلد جليلو بكلد جليلو رب الجليل لا اله الا الله لا تقلد جليلو بكلد جليلو رب الجليل لا اله الا الله الله يا ربنا دلل ñu wér bay Abdoulaye yokkal fanam bi ci barke la ilaha illallah allahumma ya abdallahi faiz ulufa sinin kamisli sanawati nuhin ma'al karame ilalahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah balaa ñu ñëw si bàyyi njiin nga tëj bàyyi soose kon naa la jox rek ci minute nga tëj waaw waaw bu ko defee mu doog a ñëw xanaa Seydina Ousmane di la sant man tam maa ngi lay sant baax na soose ndax li tax di la jox yóbbante waaw mbooleem ñiy seetaan grand gàmmu dëgg la bokk na ci suñu sëriñ dëgg la suñu soxna sëriñ yaay safi si Cheikh Alhaaji Malick si Maodo dëgg la dafa koy bégee bu baax a baax sëriñ Maodo si sànq rek ñoo nekkoon ci fédération bi doon ko indil doon ko ziyaara fële ca Tiwaawan fa laa jóge moom tam mi ngi lay bégee réew mi yëpp a ngi lay bégee tabarakallah kontaan nañ wallaay tàggul say soppe temps bi xoj nañu ndax dañu am direct léegi yaay Sophie boobu bu sëriñ Maodo moom wëllëri Alaaji Soose Njaay la woon est-ce que temps bi maam Soose nekkee fii ci clinique Fatma añi ñi ngi ko daan indil bëri na mais bu soxna Sophie la daan añee daan wax ne ana añ bi jóge ci kër Alaaji Abdul Aziz ñu ne ko mi ngi nii moo tax soxna Sophie wëllëri Alaaji Soose Njaay borom doxoob loolu sëriñ Maodo moo ko wax fekk naa ko fii waa sëñ Maodo ku baax la keroog dama ñëw am nañ direct de wa tabarakallahu kon yàlla na ko yàlla fay beneen bi mooy Seydina Ousmane di la sant waaye di sant it borom doxoo ba laaj soos ne gis nga ñun boo gisee ma mën a def ak këru diine yëpp ñun ñu ngi ko nampee ci sunu maam borom doxoo ba ñëpp la soppoon ñëpp a ko soppoon ku ne fekk na ko doxoo ba Sëriñ Mbàkke laay benn Cheikh Mbàkke miin na doxoo ba sama bàjjen nday may sa mi ngi interneuf mais xaritu Sërif Ousseynou laay la yéen xam ngeen ko nday Njaay mook sam papa ñoo bokk ndey ak baay sam bàjjen la jërëjëf waaw alaaj Jaga Njaay waaw tabaarkalla ñun loolu la xam beneen bi ñuy sant sëñ Babacar Si xam man sëñ Babacar Si sama sëriñ waaw kon ñu ngi koy sant bu baax njiin ñu ngi lay sant bu baax di la ñaanal yàlla di ñaan barke bu ne woon sa baay yàlla na ko yàlla def ci yow kon daal ñu ngi leen di béggee fa tabaarakallaa di leen ñaanal yiw kon Seydina Ousmane ñu jox la suñu public bu ñaawul bi tamit soxna yi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax dëgg la ci zikkar yi tabaarakallaa bàyyi njiin kon nga tàggatoo rek
leen di gërëm rek di ko jiital ci borom kër gi ak ki nga xamante ne moom moo sancoon kër gi di sunu papa Ben Bass comme nekk yàlla na ko gën a fi yàlla na ko nekk si kanam rasulullah sallallahu alayhi wa sallam njabootam gi fi bàyyi tamit yàlla yàlla taxaw leen jàppal leen vraiment dañoo kontaan si DTV bu baax parce que ñu ngi jàppale waa kër yonente bi waa kër yonente bi weesu ñuy tagg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di gërëm Oustaz Socé mi ku baax la ku baax la ku am solo la ku bëgg yonente bi bu bëgg ñi nga xam ne dañuy tagg yonente bi dama leen di ñaari yooyu Alaaji Ousmane yéen ak Alaaji Socé yàlla na yàlla yokk seen garab ñi nga xam li ngeen bëgg seen àdduna yàlla na suñu borom defal di gërëm ñi ma àndal ñëpp muy waa Malika ñëpp ñii ngay gis ñi may aw ñëpp ay murit lañ ñii ñëpp ay taalibe sëñ Bamba lañ mooy li moo doon wax si waa kër ñii ñëpp ay jànkat yu mag la waa kër sëñ Touba lañ ak yële yëpp ñi ñëpp ñëpp ay jànkat yu mag soxna yi kii sama soxna la kii sama rakk la moom itam day tagg yonente bi ak kee mu ne yëpp ay taggat yonente bi ñoom ñi jigéen ñi ay taggat yonente bi lañ kon dama leen di gërëm bu baax yàlla na yàlla yokk seen télé bi yokk seen rajo yi fu ngeen am njottu fu mu egg fa yàlla na wees seen njokk yàlla na ko wees seen njottu lool di gërëm nag sama sëriñ sama wasila mooy Baye Abdoulaye Thiaw yàlla na fi yàgg te wér Baye Abdoulaye yàlla na fi yàgg te wér di gërëm ahlu bayti Seydina Imaamul Mahdi Muntasar yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw di gërëm nag sama sëriñ sama xarit mooy Sërif Mbaye Laay Thiaw xam nga ku ne xam na ni ñun bi ñuy ñëw fii comme bi ma ko waxee léegi ni waruwaay yi ñu war yi yëpp moom Sërif Mbaye Laay Thiaw moom moo ñu ko jox moom moo ñu ko dimbalee mooy responsabilité daayira bu mag boobu daayira xadra bi di fa def lu am solo ay 300 yoo xam suñu yaay lañ mu leen di jàngal xam-xam leen jàngal seen diine dimanche bi passé la doon def conférence bu rëy foofu maire yëpp tari kooku yàlla na ko yàlla taxaw moom ak magam ne nekk seen Malika yëpp ak ay rakkam yëpp yàlla na yàlla taxaw leen jàppale leen vraiment ñu baax leen lépp réccu ñu liñ doon nekkee ànd ak ñoom guddi ak bëccëg di gërëm ñi may àndal ñëpp di gërëm sama papa di gërëm sama yaay di gërëm sama tante yi nekk sa kër gi yëpp ak sama rakk yi ak sama mag yëpp maa leen di gërëm waa Malika am na ñoo xam ne samay soppe leen di ma yàgg maa jàppale si way yi may woy yonente bi di ma jàppale tamit si li may yëngatu si di mooy sama liggéey bopp mooy ñaw bi may ñaw ni am na samay nit spécial yoo xam dañ may jàppale lu mu métti dañ may jàppale ku mel ni ñoom mère na fi ñoom Mari Ndiaye ñoom day ñoom Penda waaw yëpp maa ko ñëw waaw ñoom Penda Diallo ak jëkkëram Mamadou ñoom maa leen di gërëm ñoom Aram Mbaye ñoom ñëpp ak ñeneen ñoo xamante ni mënuma leen tudd fii ndax temps bi moom moo xat ñu bëri ñu ngi may jàppale vraiment lu métti dañ may jàppale di ma encouragé ak ñi nga xam chaque jour sama yaay yi may encouragé si tagg may tagg yonente bi nga xam li ñu may soos yi si ëpp ñoom ñoo ma koy jox maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant yàlla na yàlla xam na seen lim ñoom yàlla na yàlla am nga baal ma rek ñu sant Pape Moussa Gueye bismillah waaw ndax tout le temps daf may envoyé message di wax ne mi ngi seetaan Grand Gam bëri na dafa am démb ku ne ma DTV yóbbante la démb dama ñëw ba ma gaaree noonu rek comme man damay waxtaan ak gardien bi mu ñëw fekk ma toog mu ne kii du Socé ma ne ko man la de mu ne mais yéen DTV xale yi fa nekk professionnel yooyu fan la ko waa télé bi jëlee ma ne ko formation bi fii la ma ne ko yàlla moo ko defal Jupiter ko loolu sant yàlla la c'est-à-dire kenn ku ne ba nga fii ñëw xëy na indi nga fi xam-xam mais patience jël ñu kenn xamul am patience di leen former ba nu mën li nu mën ma ne ko loolu daf ko réussir il a osé faire osé boobu mu osé faire boo ko may mu réussir kon loolu comme it dan ma ko waxoon dan koy jot du dóor nag man moom taluma dóoral kenn man yonent bi rek laa gëma dan ma ko wax rek ma wax ko man moom gawma ku dul sëñ Babacar Sy li may am ci barke sëñ Babacar Sy doy na ma sama barke maam doy na ma sëkk àdduna ak àllaaxira lu ma wax dama ko wax rek ngir jëmi yàlla wasalaamaaleykum wa rahmatullah si doole rek booy benn di gërëm tamit ku ñu naan Bakary nekk si maire Malika Bakary Gadiaga maa ngi koy gërëm mook rakam Maguette Thiam maa ngi leen di gërëm bu baax vraiment ñoom chaque jour dañu may jàppale di ma jàppale si lépp loo xamante ni télé yi ñu ngi may oo wala rajo yi ñoom dañ ci def seen participation bu baax di gërëm sama tonton Seyna Sall ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm bu baax yàlla na yàlla taxaw leen yàlla na suñu borom jàppale leen jërëjëf kon nag mbokk yi ñëw nañ ci cëppaandaw Grand Gamou tey moo nekkoon tëjtal bi ñi leen di jox rendez-vous insha allahu rabbi ba déwén ak jàmm xanaa wallaay ba déwén rek waaw fa tabarakallah mbokk ne lii mooy Sénégal lii la ñu mag ñi bàyyel bàyyi ñii la ngi nii bokk ci kër maam Limaamu di way ñi koy awu bokk ci kër Cheikhul Khadim ñun ñuy fi toog di bëgg Seydi Hadji Malick bokk foofu lii mooy Sénégal lii mooy Sénégal lii mooy Sénégal yal nañ yàlla dolli jàmm yal nañ yàlla aar yal nañ yàlla may ñu respecté suñuy kilifa kenn du ko xas kilifa kenn du yëkkati kàddu gu naka su du noonu di ko teg nañu am xorma ci suñuy sëriñ ak sëriñ bu mu mën a doon nañ am xorma ci suñuy kilifa dañ koy ñàkk dañ koy korkoral ñàkk xorma du jëme réew kanam ndawit osé ci wax lu ko neex du ko tax a gudd fan kon yàlla may xormaal suñuy kilifa ay waay nañ leen xormaal kilifa yi réew mi lépp lu ñu am suñu kilifa yi la nañ leen xormaal kon nag mbokk yi fa tabarakallahu
allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ba déwén ak jàmm بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله jaageen jëf ci ànd beeg ñun ci seen télévision DTV 19h jot na xabaaru marax yi lu fes ci xabaar yi bokk na ca ni Mame Mbaye Niang tekki ndomb ak tànkam ci gouvernement bi moom mi fi nekkoon ministre bi dénkoon tourisme ak tekki ndomb tànkam nag nee na da koo def ca waree boppam waaye fekk na fan yii yëpp coow laa ngi jolli ca la xew ci mbirum Prodac ay milliards francs CFA yu fa ni meng kenn tudd ko ci wàllu guni mel daañu ci ñëw ci biir xabaar nam gën a yaatoo dana ca bokk mbirum pétrole ak gaz coow li ni cobboy ca benn toq gaz mbaa pétrole génnagul ci biir réew mi njiitum réew mi ni dafa bëgg a woote waxtaan jëm ci wàllu guni mel ci wet ga itam tax na kujje gi ak ñeneen xalaat ni wujji woote gi moom mënta nekk lu xel di nangu donte ñeneen ne moom jot nañu wujji président Macky Sall ngir waxtaane wàll gi daañu si ñëw ci biir xabaar yi dana ci bokk itam lu jëm ci ñàkkum ndox mi te ticc fi ñu toll nii fu ñu jëleem ndox ci waa banlieue bi jafe na lool moo tax ñenn ci ñoom dañoo xëy génn ci mbedd mi yëngu-yëngal ni ko dañoo mar sonu tay ci ñàkkum ndox gi te wet ga ministre bi ñu dénk wàllum ndox mi Mansour Faye moom nee na fekk weer ci kanam daañu ko mën a xaar ngir liggéeyee noppi ndax ñu ngi liggéey ci wàllu guni mel dana ca bokk itam Sénégal di fàttaliku tey jii ki fi nekkoon njiitum assemblée nationale bu njëkk juróom fukki at boobaak léegi mu génn àdduna président Lamine Gueye moo doon kan jaar-jaar baak fàttaliku bi daañu ci ñëw niskis faram fàcce mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah gërëm leen ci ànd beeg ñun ci seen télévision DTV tàmbali xabaar yi di ko tàmbale ci lu soxal li nga xam mooy démission di tekki ndomb ak tànkub ministre bi ñu dénkoon tourisme Mame Mbaye Niang tekki ndomb ak tànkam daal dinay jébbal tey jii ngir gouvernement bi Mahammed Boun Abdallah Dionne leetar bi nga xam ci la dëxëñ ab démission lu mel nag mi ngi xew moom nee na da koo def ngir cooba rek boppam waaye daal lu mën di xew jàppale ni fan yi yëpp moom coow li bari woon na lool ci mbirum Prodac muy projet bi nga xam mooy programme domaine agricole communautaire bi nga xam nguur gi moo ko teg ci biir réew mi kenn wax ni dafa am ay milliards francs CFA yoo xam daal fa mu jaar kenn xamu ko ndax moo tax mu tekki ndomba tànkam wala déet la ci kanam réew li gët waaye Mame Mbaye Niang tam ku mënoon a xam la ni moom daal taxawaayam moom ci aar ak xeexal Benno Bokk Yaakaar ku ci fesoon loolu la donte fan yi yëpp moom amoon na ak dal gu nemmeekoon ci mbiram dañu toppaat incha allah mbir moomu ci mbiru Mame Mbaye Niang démission ak la ca xew ca nu mu gën a yaatoo xibaar yi ci benn wàll jàpp leen ni président Macky Sall woote dialogue ni que dafa bëgg alxames bi incha allah ñu daal di doon bëccëg bu nuy waxtaane mbirum pétrole ak gaz ci biir réew mi ñu nga bëgg a waxtaan woowee ca fee nga xam mooy centre ba duppee Abdou Diouf ca nekk jam ñaajo mu ni que dafay woo askan wi waaye nag woote googu tax na rédaction bu DTV càmbar mbir mi dem na doxantu laaj ñeen ci askan wi ak ku jegi ci wàllum politique ndax ñoom dañu dem wujji loo nga xam mooy waxtaan wi donte ñenn nañu waaw dañu ko wujji am ñoo xam daal nañu moom duñ ko wujji benn yoon loolu nag tax na ki nga xam moo fi nekk vice président ca pencum ndaw réew ma di député Abdoulaye Makhtar Diop Grand Serigne Dakar moom gis na daal wujji woote bi mënta ñàkk ndax nag ku fekkente ni Sénégal ñi fay wax ci wàllum politique intérêt Sénégal kott moo leen tax a jóg wujji woote bi lu jaadu la moom am na lu mu ca dénk El Hadj Mansour Sow. Macky Sall woowul parti politique yi rek Sénégal yëpp la woo société civile syndicat jàngalekat yi
experts yi boo ko limee mu nekk fukk politicien buy ñëwulee benn lay nekk kon 9 sur 10 major dafa am ñuy génn te la fay génn gëm naa ne duñ ko mën a weddi parce que ay borom xam-xam a fa nekk ay jàngkat a fa nekk ñu bëgg Sénégal a fa nekk te li tax ñuy dem boo gisee kiitu forum civil ñoom war nañu lu ñuy laajte kon ñu ñëw dem waxtaan bu ëllëgee ñu ne ñun de waxoon nañu ne bu pétrole génnee parce que Macky Sall mu bind ci constitution bi ne pétrole bi ak gaz bi ñëpp a ko bokk te am na dëkk yoo xam ne ñi ko gisoo ko moom kon bu fexee ba yaatal ko da ngay fexe nag ba sa cër ñu bañ koo jël kon maa ngi wax Mamadou Diop Decroix waa PUR yeeg waa ñooñu ñëpp ak waa RND nañ leen ñëw ñu wax nañ leen kaay yéen ñu dem dialogue ji bu ñu demee dialogue ñu seet nag ndax li ngeen wax barke démb lu tegu la parce que ku ñemee jël télévision nga ne pétrole ba nekk ci diggante Mauritanie ak Sénégal la cëpp Sénégal la nekk xam nga ñeme yàlla fa la yem. mu doon kàddu grand serigne Dakar Abdoulaye Makhtar Diop ay kàddu Mouhamadou Mansour Sow moo ko taatan di fàttali ni dialogue bi nga xam président Macky Sall woote na ko jëm ci mbirum waxtaanee pétrole ak gaz ci biir réewum Sénégal ñu ko jàpp fukki fan ak ñaar ci weeru juin incha allah mu yemoo ak kon talaata nekkul alxames jëmbul ni koor gee ma jàpp xëy na tax ma jaawale alxames ak talaata jëm xibaar yi wéy ci benn wàll jàpp leen lu soxal mbirum rek diwaanu Sénégal yi nduppee ay collectivité territoriale noonu war a def ba fexe ba seen aw nekkin gën a ñoŋ waaye itam fexe ba lan fay mbellee ci gànjar gën a tegu ci yoon loolu lépp nekk na lu su war a waxtaane ci réewum Sénégal waxtaan googu sax bokk na ci fexe ba am na koppar gu tànk taxaw bokk na ci ni tollu ci daanaka jege na ñeent fukk ci ay milliards francs CFA yoo xam daal nee ñu faaw dana doon lu su war a mën a dugal ak génne ba lépp tegu ci yoon am ndaje mu war a fee nga xamoon ca Thiès benn dëkk ñaari gaar ndaje moomee dañ cey xuus ànd ci ak Dawda Thiandoum dooleel ak baaxe ay jumtukaay gox yeeg goxaat yi nga xam ne ñoo nekk ci zone minière yi fexe ba koppar yi tukkee ci zone minière yooyu ñu mën ko jariñoo loolee mooy mébétu ENDA jàppool ànd ko nag ak forum civil section bu Thiès projet boobu nga xam ni Oxfam moom moo ko daal di financé diirub ñaari ay at dina tax nag ñu mën a saytu ak natt ñi nga xam ne ñoom la ñu tabb ci bopp gox yeeg goxaat yi. projet bi dina dem si ñaari at si première phase bi lañ nekk. Pour jox population yi ñi dëkk ci dëkkaan yoo xam ne dafa am ay usines ay bërëbu liggéeykat yoo xam ne dañuy jël ci suuf si walla ci feneen ci géej gi walla leneen di ko jariñoo ñu fexe ba ña fa dëkk gis ci seen bopp loolu moo andi projet bi mais ñu xalaat ne pour que loolu mën a nekk il faut que ñiy dund loolu ñu jàngal leen li ñu war a xam. réseau di kuréel gi nga xam ne nag moo boot nit ñi loru ci mine yooyu ñoom nag daal na leen taxawal wante ñi yor kàddu ñi seen kàddu jotewul daal dina ni wax jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy jànkonteel ak la nga xam ne moom la ñu cay xaar ëllëg. fii jafe-jafe yi mooy dañoo gis ni usines yi dañuy gas rek saa yu ñëwee ñuy wax convention te ñun gisuñu ci suñu bopp ndax li tax gisuñu ci suñu bopp mooy. gànjar gi ñu fiy gase alal ji ci jógee noonu gisuñu ko benn ñaar suñu doom yi liggéeyuñu ci usines yi ñett gisuñu fi lenn lu ñu defal lu mel ni fajukaay bu baax amu fi ay écoles yu am solo yu ñu wax amu fi te it ay école de formation waroon na fee am ndax gox bi bu ñu nee zone minière la ñun dañ doon séntu lu mel noonu mu mën fee am ndox sax fi mu nekk dañuy wax ni doyul ci dëkk bi kon nag yooyu yëpp ay jafe-jafe la yom te ñu ngi koy dund ak entreprise yi. diggante atum ñaari junni ak fukk jàpp atum ñaari junni ak fukk ak juróom gox yeeg goxaati nag ñi ngi dund ay jafe-jafe yu tar ngir mën a jot seen koppar yooyu nga xam ne dañ leen ko yoreel te mu toll ci 38 milliards 200 millions ci sunuy koppar wante tamit décret di nag bataaxalu dogal 2015 1875 bi nga xam ne moo soppi décret 2009 1334 bu 30 novembre 2009 nga xam ne nag ci la ñu tabbe woon koppar yooyu naka leen koy jëfandikoo ak séddale ba ngir mu jariñoo collectivité locale yi ba tey ji nag mi ngi bàyyi njàqare gu rëy ci ña nga xam ne ñoom ñoo ko Dawda Thiandoum ca Thiès jaajëf xatar bi ko diwaanu Thiès xuus jëm ca Saloum foofee jàppale ni njiitu grand parti mu nga foon El Hadji Malick Gakou ca daluwaay fa mu fekk baax mu président Macky Sall ci Fatick googee fa la dem El Hadji Malick Gakou nee na foofee gox ba lott na loof na laati kaaf na plan Sénégal émergent bi doxul moom jàpp na ni li mu am ni paas mooy tax ba Sénégal mën a génn fi mu nekk ndaje moomee ña ko teewoon bari ay kàngam ña nga cewoon bokkoon na ci Mamadou Diop.
case foyer bi nga xam ne jigéen ñi Fatick ñoom ñoo ko moom te mu nekk dëkk bi nga xam ne Macky Sall nekk président de la République foofu la dëkk tuuti woon na lool ngir dalal Malick Gakou ak waa Grand Parti. ñu bari ñi nga xam ne ñëwoon nañu fa lépp li nga xam ne moo ko waral mooy jafe-jafe yi nga xam ne askan wi moom la ñuy dund loolu moo waral sax ñi jiite Grand Parti ci biir Fatick jàpp ne siin war na gannaaw kii di Macky Sall ak régime bi mu jiite. fii de président Macky Sall defe fi dara loolu la war a président Macky Sall président Malick Gakou ñëwaat visité waat fii Fatick ñëwaat tey pour deuxième fois gëj na fi depuis ça fait 2 ans mu ñëwaat fi tey parce que dara doxul ay promesse la ñu rey yu dul jeex defuñ fi dara Fatick sonn nañ Fatick métti nañ Fatick dee nañ du tout à moins que ay promesse yu fi def te réalisé wuñ fi dara. mbooloo mu takk mi nga xam ne moo wër Malick Gakou tax ba ki nga xam ne moo jiite Grand Parti ne dina daan yu métte métti kii di Macky Sall ci élection présidentielle yi ñu jublu. waaye bu neexee yàlla le 24 février Grand Parti dina gagné la grande coalition de l'espoir bi Malick Gakou di jiite dina gagné ndaxte foofu ngeen am yaakaar foofu ngeen soxla pour que ñu defaraat Sénégal mais président Macky Sall bu doon PSE bi wax nii réussir na am na ay conséquences yu positives mais kon du toog à 8 mois muy créer délégation à l'entrepreneuriat rapide. moom nag bi muy wax ak waa Fatick faram fàcce na jafe-jafe yi nga xam ne plan Sénégal émergent am na ko waaye tamit njëriñ bi nga xam ne plan alternatif suqali Sénégal am na ko ci askan wi. diggu leen woon ay Jakarta bi wax 500 000 emplois déedéet waaye Jakarta mooy faj su tuddee tey njaboot gi loolu moo tax dans le cadre du plan alternatif suqali Sénégal daañu jàppale xale yi ba ku nekk am ci loo jàpp. ki ñuy jàppee ne mooy candidat de l'espoir nekkat su nekkee ne tabb nañ ko mu nekk président de la république institution yi nga xam ne dañ ciy dugal xaalis amul benn njëriñ ak yeneen i programme yooyu yëpp dina ko fi jëlee. Mouhamadou Diop jaajëf El Hadji Malick Gakou yëmu ca duut na baaraam nee na lay dëgg ca dëgg mooy keesi état bu Sénégal dafa widd wax amatul dërëm li koy firndeel mooy fi mu toll nii état Sénégal li mu amee ci bor la ñuy wooye dette intérieure bari na lool kàddu El Hadji Malick Gakou la ñuy teewlu. naa démb ministre de l'économie mu ne keesu état bi bëri na xaalis waaw ma ne damay laaj gouvernement bi mais état bu bëree xaalis na fay bourse étudiants yi attend mais état bu bëree xaalis dañu bàyyi ba étudiants yi di faatu ñu leen di fay seen bourse état bu bëree xaalis na fay chantier yi na fay dette intérieure bi Fatick fii rek fii ñu nekk nii Fatick ci dëkku Macky Sall bi ba jaaree léegi ci koñ bi chantier yëpp taxaw lu tax chantier yi taxaw parce que fay ñu bor waaw ba ne état bu am xaalis dina amel partenaire am yi 6 000 pratiquement 800 milliards de francs CFA état bu am xaalis dina lépp ba yegg ci pratiquement 68% de ratio PIB endettement mais état bu am xaalis mais dina amel béykat xaalis mais day taw ba mu xaalis dina amal béykat xaalis tey jii gouvernement bi da ko weddi fi may wax ak yéen gouvernement bi amel na béykat yi ak producteurs yi 16 milliards de francs CFA. ñu laaf mbirum Grand Parti dugg ci mbirum njàng mu xóot mu xarañ ci biir réew mi jàppale ni fi nga xam mooy ca lycée bu Diourbel dañ fa dalloo ndaje mu yaatu moo xam te ne bi ay kàngam ñoo ko seq waxtaan li ko tax a jóg mooy waxtaane lépp loo xam dafa doon xarala yu yees yi nu su ko mën a méngaleeg jamonoom ba mën caa jëfandiku ba xam-xam bi ni waaye science gën a mën a tas waaye itam ñu gën koo dugal ci biir bopp xale yi loolu lépp tax na waxtaan gi ñoo ko téye woon jàpp ni fan jëm ëllëg lu nu xam la ci li bu dee woy li fekk ayat ci kanam Sénégal dana soppi xar kanam El Hadji Moussa Bey mu di xarale bu yees bu ñu duppe simen ñëw ngir indi coppite ci secteuru njàng meek njàngale mi xarale la nag boo xam ne dana may ñu gën a mën a am ab taxaw seetlu ci wàllu njàng meek njàngale mi. benn jumtuwaay la buy yombal ñi nga xam ne moom la ñuy toppee li xew ci ministère éducation nationale yépp di ko toppee njàng mi ci Sénégal loolu nag dafa méngoo ak benn dogal boo xam ne bii président Macky Sall jëloon na ko bi ñu paree waxtaan wu yaatu woowu ñu defoon ci éducation nationale ñu koy wax assise de l'éducation et de la formation. liggéeykatu ministère bi yore wàllu njàng meeg njàngale mi acteurs yi yëngu nag ci daara yi ak it sax parents yi ñoom ñëpp nag
mën nañ ci tabbi gannaaw bu ñu sukkandikoo ci ab identifiant bu ñu duppe rek IEN. ni nit ki di amee numéro carte nationale d'identité ñu xam ne numéro boobu benn la noonu lay amee benn identification éducation nationale boo xam ne bii moom rek moo koy am loolu daf koy may mu dugg ci jumtukaay yooyu nga xam ne yëpp moom la ministère bi tëral élève bi ndongo daara bi dana ci mën a dugg am ci ay lu muy jëfandikoo jàngalekat bi dana mën a dugg ci biir am lu muy jëfandikoo directeur bi proviseur bi wala principal bi dana ci mën a dugg. xarale la boo xam ne nag jëmmal nañ ko ci ndimbalu nag partenaire u njàng meek njàngale mi lu ci mel ni gouvernement bu Japon bi nga xam ne nag dugal na ci juróom benn téeméeri million yu manqué juróom-ñeent ci suñuy koppar. am naa yaakaar nag ni njàng mi dina law ci ndaw yépp ginnaaw bi ñu jaaree rek ci li nga xam te ni mooy bile xarala ñu dëppee si men jéego yi li nag du lan lu dul fas yéene jotandi mbëbët yi ñu am ci plan Sénégal émergent waaye tamit ci yokkute gu sax daak bi ñuy séentu bi moom développement durable. programme bi nag danañu ko lal ndànk-ndànk ba mu wër réew mi yépp ci kàddu yi jëriñ ji ñu dénk wàllu njàng meek njàngale mi ngir gën ko lawal sax artistes yi di Yoro Ndiaye ak Aïda Samb lañu tànn def leen ay ambassadeur ngir ñu mën a ñaax ñi mu soxal ñu mën ci dugal seen loxo. El Hadji Moussa Beye ministre bi yemu ca Serigne Mbaye Thiam ginnaaw daanaka ay at bi ñu dooree liggéey boobule xarala yu yees yooyu jëmee ko ci njàng mu xóot ñu koy tënk ci semaine nekk na lu am solo jàpp nañu sax ndaw yi ña ngi cee bindu bu baax bu ñu xoolee gox yu mel ni waanu Ziguinchor jàpp Fatick moom ña ngay def ay jéego waaye teewul xeex bi dina gën a teng ba nu àgg téeméer boo jël lu néew ñu am juróom-ñeent fukk ba Serigne Mbaye Thiam ak El Hadji Moussa Beye. chef d'établissement yi ñoom ñoo war a njëkk a bindu. parce que suñu bindoo loolu leen di may ñu mën a bind seen jàngalekat yi nekk ci ñoom ñu mën a bind jàngalekat bu nekk ñu wax la aussi nga bind say élèves wala responsable enseignant responsable de classe bu nekk ñu wax la nga mën a valider say élèves fi mu nekk nii lu mat lu jegeñ 26 000 bindu nañu fi mu nekk nii tey ci suba bi ma ñëwee xool ko li ñu bëgg nag mooy feek fin juillet suñu jëlee téeméer bu nekk juróom-ñeent fukki au moins bindu nañu danañu toll foo xam ne nii nag soo bëggee am benn kayit ci éducation wala leneen dañ lay wax nga bind ci sa IEN parce que loolu aussi dana dex nit ñi pour ñu bindu parce que liñ ci jublu tamit mooy que ne problème yi ñu am yépp ci li ñuy wax lenteur administrative wala dara mais loolu pour ñu am ko il faut que jëpp bindu parce que benn jàngalekat su fekkee ne ñu koy defal CAP bindu na waaye inspecteur bi koy dem di examiner directeur d'école bi binduwul kon ñoom du ñu mën a envoyer les résultats de l'inspection en temps réel. mu doon ministre bi dénk njàng mu digg doomu mi di Serigne Mbaye Thiam xibaar yi ci benn wàll jàpp leen ni ñàkkum ndox gu tar la ñu nemmeeku ci biir capitalu Sénégal di Ndakaaru rawatina fa mel ni banlieue ba daanaka foofee gox yu baree bari ñàkk nañu ndox moo tax ñu génn ci mbedd mi yëngu-yëngal ni kat dañoo mar jot na seen mar ñu dakkal ko ca mooy robinet yi mën a xellim lii moo tax ñu génn ci mbedd mi dañ ciy ànd ak Abdoulaye Wañanga. ñàkkum ndox mi fii ci Dakar ak li ko wër indi na ay gàllankoor ci biir askan bi ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkkee ca amoo siis fii ci Géejawaay dañuy jànkonteel ay jafe-jafe gisuñu benn pepp ndox ci seen robinet yi. dañoo de 3 mois toog nañ ko amuñu ndox xuloo bee xeex bi lu waaye bëgg a wax la ko ci robinet bi te loolu du yoon dañuy fay facture kon ñëpp. robinet yi dañoo teg jamono ji benn camion citerne mooy maye ndox foofule ñi nga xam ne ñoom ñooy jigéen yi dañuy buuxante ngir ñu am ndox. camion ndox waaw dëgg fa nag yaa ñu àndal camion ndox chaque jour pour ñu root. ñàkkum ndox mile dafa gàllankoor bu baax a baax liggéey yi ci biir kër yi ñu bëri seen liggéey dafa taxaw jamono ji. sonn nañu ñi ngi nii sunu doom yaa ngi ni mënuñoo jàngi mënuñoo fóot mënuñoo sangu. ay doxum ñaxtu amal nañ ko fii ci banlieue bu Ndakaaru askan bi lu muy sàkku moo di ñu fexe ba ñu indiwaat ndox mi ci anam yu mucc ayib.
ma nga doone Abdoulaye Wañaga jaajëf bu fekkee ñàkkum ndox am na ministre bi dénk hydraulique ak assainissement Mansour Faye ma ngay joxe ni kat liggéey la moo waral ndox mi ñàkkum fe nga xam mooy usine Kër Momar Sarr ba nekk ca diwaanu Louga mu ne fi mu toll ña nga ca liggéey bi daanaka defar ay forage tam du mën a ñàkkum ci gox yi nga xam si mooy wër Ndakaaru ak li ko wër ngir ñu mën leen a joxum ndox xanaa rek ñu ci bëgg mooy na Sénégal yi am tuuti ak dal xaaral liggéey yi noppi ba li fekk weer wi ñu dëgmal lu bari dina yeween ba bu ko defee ñu am forage yoo xam te ne bi dana mën a joxe ndox mu sakkan mi askan wi soxlawoo ji naa ko sàng ci bopp xibaar yi moo soxal ndaje mi nga xam président Macky Sall daf ko woote ñu ab dialogue jëm ci mbirum pétrole ak gaz bi waaye nag am na ñooñ moom duñ ca dem la ñuy wax muy ñeneen ci kujje gi donte am na ñooñ ñoom nanga nañ caa wujji loolu lépp jàngat la gu xóot wujji daa war a am wala déet ngir waxtaane intérêt généralu askanu Sénégal reportage Jibi Sax Joni kon léegi leer na bés bi ñu war a amal waxtaan yi soxal tolluwaayu pétrole beeg gaz bi ci réew bu Sénégal jàpp nañu ko niki talaata fukki fan ak ñaar ci weeru juin bi ñu séenu mu nekk nag ay waxtaan yoo xamante ne ni daanaka commencé naa jur coow. wootewul pour boppam dafa woote pour Sénégal suñ ko xamee noonu defe naa ne day gën a yomb. bii du oote bu njëkk bi Macky Sall woote bu nit ñi fàttali ko Macky Sall oote na fële présidence lu nekk Macky Sall wax ko ak opposition bi respecté wu si dara. pour dem ba ne la kaay leen ñu waxtaan ñu xool ñun suñu biir dëkk comme pétrole ak gaz dafa nekk loo xam te lu sensible ñu xool nag léegi ndax lañ koy déroulé war na leen si loolu man dama xamul nag léegi gars yi lan la ñu bëgg a dootul. waxtaan yi nag bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante ne ni moom moo ko jiite di njiital réew mi solo si bokk na ci boole ci ñëpp ci anam geeg gaz beeg pétrole bi ñu koy nam ma doxalee ci mim réew mu nekk lu l'opposition bi nangul benn yoon ñoom ñooñu sax boo muyul ñu bëri ci ñoom duñu fekkee yooyee waxtaan. te waxuñu na nga ñëw déglu nga nangu lu ñuy wax déedéet ñëwal wax sa xalaat ñëwal nga fekkee lu ñuy def lan la. alors ñun duñ ci mën a dem ndax yooyu yëfu caaxaan la yëfu naxaate la te ñun bokkuñu ci yooyu opposition bi nag du mën a ñëpp mais je peux vous certifier que 98% bi duñ fa dëgg seen tànk loolu c'est une certitude la. donc ñoom bu ñu ñëwee moo gën comme ça ñu gérer ko ensemble bu ñu ñëwee tamit ça ne nous empêche pas de dérouler mais bu doon suñu sago nag ñu ñëw. ñi fare ci nguur gi comme ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo nekk ci ku jéggi ku ci nekk nag yaa ngi gën a dëgëral fi nga jàpp di yaakaar ne nag moom moo gën naka noone ndax li ñu séntu ci yooyu waxtaan daañu ko am. ku topp intérêt Sénégal ku xool fi nga xamante ne fa la problème mu pétrole yeeg gaz yi commencé nga xamante ne Macky Sall bi mu waree oote waxtaan ak sénégalais yi ak opposition bi yàgg na. est-ce que contrat yi ñu signé woon ñu xoolaat est-ce que duñ ko tëggaat. ah bu nekkee c'est possible yooyu yëpp nee na leen yooyu yëpp mën nañ ko dugal ci biir waxtaan. daañu atteindre objectif yi parce que Sénégal yi bëgg Sénégal daañu wuyu si am na nag Sénégal yi seen bopp la ñu bëgg balaa ñuy bëgg Sénégal peut-être ñooñu duñ ñëw. waxtaan yi namm nañu ko amal ngir xool tolluwaayu gaz beeg pétrole bi ci réew bu Sénégal niki fukki fan ak ñaar ci weeru juin ci atum 2018 bi ñu séenu ñu bëri ci l'opposition bi. fël loxob nguur gi nga xamante ne ni tàllal nañu leen ko ku ci mel ni ànd dooleel Khalifa Sall ñoom ñi jàpp ne jamono ji l'opposition bi war nañoo defub say ngir daal di gën a mën a defanteeg Macky Sall ba noppi daal di koy déjjati ci fauteuilam bi mu toog. Jibi Sax Joni jaajëf bu fekkee ñu ngi waxtaanee mbirum politique ak lu nekk yu nu askan wi tax mu mën a mucc ayib keneen ku waxtaanee tey mooy ki fi nekkoon njiitum assemblée nationale bu njëkk bu Sénégal président Lamine Gueye. moom mi nga xam te ne bii avocat bu mag la woon juróom fukki at ba mu génnee àdduna ak léegi fàttaliku nan ko moo doon kan ak it lu su war a mën a jàng ci moom du Sénégal dong waaye Afrique gi yëpp ndax dafa yàgg si gildel bu ñuul ñëwaat ci bëccëgu tey bi ak fàttaliku gi ànd ci ak Mansour Sow reportage. Sénégal xalam demoon na bay neex met Lamine nelaw na ndeysaan. fii ci biir bile xabru nekk ci janaase yu bétuwaar nag fii la njiit lu njëkk bu assemblée nationale bu Sénégal tëdd maître Lamine Gueye doon nit ku amoon xam-xam bu kenn naatablewul. sénégalais la sénégalais authentique jàng alxuraan jàng tubaab dem ci fu sori nekk docteur en droit bind thèse nekk avocat défenseur def politique pas pour intérêt boppam mais intérêt réewam. da daan ñëw suñu kër. daan dem ci kër magu Lebu yi ndax dafa jaxasoo woon ak moom ngir dëgg la ndar-ndar la dañu bari itte bari lamiso bari kóllëre mais dafa jàngoon alxuraan
wax nañ sax ne moom maam Khalifa Ababacar Sy bokk nañu daara. moom ab jaar-jaaram kenn naatable ko ci biir Sénégal waaye tamit ci déndub Afrique ba fële ci bitim réew ci ak dundam nag jàppale na ndaw yu bëree bëri yoo xamante ni ñoo nekkoon ay cadre tey jii ñoom ñoo sax ñoo taxaw ba nu jot lii ñu duppe indépendance nekkoon na koo xamante ni tam lu jëm ci wàllum panafricaniste moom la woon ndax daan taxaw rek di xeexal der bu ñuul. Lamine Gueye moo fi indi citoyen pour ñëpp mais yemul si loolu la loi de 45 loolu la loi de 51 mu ni nag nekk citoyen français rek doyul il faut ñu am les mêmes droits que les citoyens français ñeneen bu xeex si loolu pour ñu am avantage moom Lamine Gueye kenn xamul ko si xuloo xeex xanaa daan na xeexu tubaab bi de pes na tubaab bàkket. fukki fan ci weeru juin ci atum 1968 nag le député bu njëkk bu nekkoon ci assemblée nationale bu France ci la làqoo bàyyi ci ginnaaw nag askan woo xamante ni ñàkk nañu juróom fukki at nag gannaaw ba mu làqoo léegi ñu koy fàttaliku rek ci anam yile. jaajëf Mouhamadou Mansour Sow ñoneen ñoo xam te ne bii du mën a fàtte mukk jëmm jooju nga xam mooy président Lamine Gueye bokk na ca ne El Hadji Mansour Mbaye moom moo jiite communicateur traditionnel yu Sénégal yi moom nee na Lamine Gueye du ko mas a fàtte mukk ndax bokk na ñi nga xam te ne bi fu masaan a dem da ko daan yóbbaale da ko teel a wóolu El Hadji Mansour Mbaye ak Mansour Sow. war dafa xëy rek ni obey ak d'autres personnes au bureau fédéral ñoom du koy tooñ magu Dakar yu woo leen pour nu juboo mais juboo ba yàggul Senghor daal di formé parti am en 1948 muy le PDS. Lamine Gueye nekk ci parti bi mu nekkoon di parti socialiste lu bari xew na ci les événements de Kagnabo man dem naa Kagnabo 4 personnes dont dee ci côté Lamine Gueye Senghor boobu moom itam muy def campagne ñun ko doo dugg Kër Madiabel duñu ko rawale lu waral loolu mooy foofu daf doon cheikhu daf doon béréb bu xam ne cheikhul islam moo ko moom Alhaji Ibrahima Niass Senghor dem battre Lamine ànd ak Abbas Gueye Senghor réew mi yëpp àndoon na moom mais Ndakaaru ni non nun Lamine Gueye Ndar ni non nun Lamine Gueye Gorée ni non nun Lamine Gueye Senghor ni Chopard danaa def Lamine Gueye président de l'Assemblée nationale danaa leen joxit benn ministre yéen parti socialiste mu indi fusion de nu wax ko Lamine ni luy def réew mi man du ma ko yàq ca xeex bi bari na ak reyante bi fii rey nañu fi ay nit Bakel dégg nga la fa xew Kaffrine dégg nga la fa xew ay nit ñu xam duñ leen rey Lamine d'accord na ñu nommé ko président de l'Assemblée nationale. ma nga noonee mu doon kàddu ak El Hadji Mouhamadou Mansour Mbaye moom sax tudd na ko sàng mi ngi tudd Lamine Gueye digganteem ak président Senghor moom Léopold Senghor moom mais xam ngeen ni am na fondation bopp dañ ko taxawal ngir fàttali moom itam lim fi doon jàngale nekkinam loolu lépp léegi dafa doon war a samp boobu lépp fondation war na am daluwaay ca France ca dëkk ba ñuy wax Limoges loolu lépp nag tax na kilifay dëkk boobee ñëw nañ ci Sénégal waxtaan ak kilifay fondation ci biir Sénégal gi ñoom ñi saytu fondation Senghor googule luñ ci jëlee mooy bëgg nañ samp kuréel gi ca France ci dëkk gu yaatu yooyu le ba mu gën a law dañ ciy ànd ak Mansour Sow. Limoges di ab gox boo xamante ni nag ma nga nekk ca bët Saloum bu France gox boo xamante ni sax tey ji ñu baree bari buñ ko xamee rek du lenn lu dul taarixam gox boobule tey ji nag moo bëgg a dalal ab antenne bu fondation Léopold Sédar Senghor. daanaka antenne fondation Senghor am na tugal te Limoges mën na woon maa ko bëgg a boot Limoges ñëw na wax ñu lu tax ma bëgg ko boot ba ñoo ànd ak Limoges wax ko ne bootal antenne bi ndax Limoges gis nañ ñu ne dëkku cosaan la dëkku aada la am na lu bare bare loo xam ne dañ ko fay def te loolu mën na wéyal xalaatu Senghor xalaat yoo xam ne xalaat yu baax la pour àdduna si tey. moom ndawal Joal wi le nag dafa fekk rek ni liggéeyam bu mucc ayib rawatina ak am bindam dafa nekk loo xamante ni tey ji àdduna wërngal këpp ñëpp xam nañ ko te tey jile sax ndaw ñi nga xamante ni nag ñooy jeune génération bi war nañoo mën a dox ci ay tànkam wala sax ñuy topp ay jàngaleem ngir rek mën a dund gu mucc ayib. xalaat yoo xam ne xalaat yu baax la pour àdduna si tey mais loolu tamit mën nañu indi lu bare
ci nu ñuy dundee tey ak naka la ñu mun a indi suñu wàll ci civilisation de l'universel maanaam ay cosaan yoo xam ne ay aada yoo xam ne ñun waa Afrique ak feneen dañ koy indil ndax ñu am mu nekk loo xam ne day doon comme royukaay. ci weeru septembre ci atum 2016 nag la xalaat bi juddu woon nag ci benn voyage boo xamante ni fondation Léopold Sédar Senghor dañ ko amaloon ci gox boobule di Limoges tey jii nag mu mel ni sàq nañu jéego jëm ci taxawal loolu le jaajëf Mouhamadou Mansour Sow waaye itam jàngeen jëf ci ànd beeg ñun ci seen télévision DTV li moo la fa laaj ci xibaaru marax yi dana amaat xabaar incha allah bu 20h jotee ci français Mouhamadou Diallo moo koy jàllale incha allah kon ñaanal leen ndogul jàmm ak salaam illa li xaw. Quand un an après la chute d'Hosni Moubarak, j'arrivais au Caire, les islamistes avaient investi la place Tahrir. Tout un symbole. On y célébrait Dieu, la liberté et la démocratie, mais aussi Ben Laden et le cheikh aveugle Omar Abdelrahman, le responsable du premier attentat contre le World Trade Center en 1993. Les signes de la confrérie des frères musulmans étaient partout. Déjà majoritaire à l'Assemblée, leur candidat, Mohamed Morsi, serait bientôt élu à la présidence de la République. Mais qui sont les frères musulmans ? C'est ici en Égypte qu'à la fin des années 20, ils ont inventé l'islam politique. Après la chute du fascisme et l'échec du communisme, incarne-t-il la dernière idéologie universelle et totalitaire du XXe siècle ? Parvenus démocratiquement au pouvoir dans la foulée des révolutions arabes de l'année 2011, en Égypte, mais aussi en Tunisie et partiellement au Maroc, sont-ils compatibles avec la démocratie ? Pour répondre à ces questions, il me fallait avant toute chose revenir sur leur histoire. J'avais obtenu que leur quartier général flambant neuf m'ouvre ses portes. Une occasion unique. J'y rencontrerai les principaux représentants du bureau de la guidance, le Saint des Saints, composé d'une quinzaine de membres, l'organe dirigeant de la confrérie. Mahmoud Rozlan, le porte-parole officiel. Mohamed Mehdi Akef, l'un des cadres historiques et l'ancien guide suprême de la confrérie. Mahmoud Hussein, ou encore le milliardaire Khayrat Al-Shater, le numéro 2, l'actuel homme fort du bureau de la guidance. À Gaza, je verrai aussi Mahmoud Al-Zahar, l'un des chefs du Hamas, les frères musulmans palestiniens. Et à Tunis, Rached Ranouchi, le leader du parti Ennahda, la branche tunisienne des frères musulmans. En 1924 disparaît l'Empire ottoman et avec lui le dernier califat islamique. Le cadre territorial, politique et religieux régi par la loi islamique qui pendant 14 siècles a rassemblé la communauté des musulmans. Les empires coloniaux achèvent de se partager son territoire. En lieu et place du califat ottoman
émergent des États-nations dont le destin se joue à Londres ou Paris. Au cours des années 20, l'Égypte demeure sous le joug de l'Empire britannique, qui exerce encore son contrôle sur le canal de Suez, la politique et l'armée. Mahmoud Rozlan, le porte-parole officiel de la confrérie que je rencontre au bureau de la guidance au Caire, m'explique comment son mouvement est né du besoin de se libérer de l'impérialisme occidental. Les idées occidentales avaient commencé